al SONES di benn ci bànqaasu nguur gi nga xam ne moom lañ dénk séddaleem ndox mi ci réew mi rawat na ci taax maak Alaaji Njogu Jeen bëgg a waxtaan ak yow jafe-jafe ndox mi nga xam ni ñu ngi ci 2020 ba léegi Sénégal di jànkonteel ak moom bu dee ci Ndakaaru nga xam ni jàmbat gi bëri woon na fi fan yee fu situation bi toll fan moo am fu amul fu des ci subak tey gi. jërëjëf Babacar ma lay sant ci opportunité bi ñu may pour ñu gën a wax ak ñi nga xam ni ñoo ñu déglu di ci profito it di massawu bépp sénégalais bépp ku yeewoo Dakaaru ku yeewoo Sénégal koo xam ni xëy nga wala mës nga xëy am jafe-jafe ci ndox. wax nga ko fan yi ñu weesu amoon nañu quelques perturbations ci réseau bi loolu nag je pense que duñu dellu ci li nga xam ni moo ko indi woon ay intempéries ngi ci woon mais aussi ay travaux d'entretien yu bare ngi ci woon tey alhamdulilah mën nañu wax ni situation bi mu ngi dugg à la normale en tout cas ci information yi nga xam ni ak réunion yi nga xam ni ñu ngi koy am ak exploitant bi waa Sen'Eau képp ku amoon ndox te nga amoon ci jafe-jafe tey situation bi yaakaar naa ñëpp gis nañ ni amélioré wu na et dina gën a amélioré wu incha allah ñàkkul nag mu am ay poche dure gi ñuy naan côté yi nga xam ni dañoo kawe wala yoo xam ni dañoo cate maa ngi ci xalaat sama yenn mbokk yi dëkk fële ci Comico Yëmbal côté Daaray Kamil côté Allu Bay Ñax donc yenn gox-goxaat yi lébu gi 2000 côté Tëngéej donc am na ay poche encore yoo xam ni xaw na dur un peu mais yooyu ay poche la yoo xam ni daanaka seen amoon nga ñu irrégularité dans leur alimentation. yaa ngi wax ay tund yu kaweek ñoom seen mais ci seen xam-xam war ngeen xam ni am réew moom faaw mu am fu kawe fu suufe fépp mënta doon ab plateau bu ngeen ni samp seen i tuyau ak seen système lu tax du ngeen sóoraale kawe geek yeneen mbartal yoo xam ni niñ fay sampee tuyau waruñ ko sampee feneen foo xam ni dafa tàll ko. waaw loolu lépp gañ koy sóor wante tamit baax na it bu ñuy wut ay dëkkukaay it ñu def ci li nga xam ni moo ci war mooy ñu mën a def voirie réseau divers yi tamit parce que gale it ay quartiers yu bees la ñun tamit on nous met devant le fait accompli mais loolu lépp amul solo li am solo mooy suñu li nga xam ni moom la ñu président de la république ministre bi sëñ Mbaye Thiam gi ñu ko fàttali saa su ne mooy fépp fu sénégalais nekk yóbbul ngeen ko ndox mel leen ni seen bopp la yéenay xëy suba am jafe-jafe ndox donc boo ko ŋattee ci sa bopp rek donc di nga ko def sa soxla te sa kéemtalaay kattan boo ko defee suñu borom dina la jàppale loolu moo tax président de la république yi ki mu fi ñëwee tënkoon ay programme d'urgence. Pourquoi programme d'urgence léegi dégg naa la ngay wax suñu mbokki Touba yi ci seen programme d'urgence mais noonu la ñu tënki programme d'urgence tamit pour Dakaaru umpalewul kenn ni ndox mi mu ngi jóge fële ci lac de Guiers daanaka 250 kilomètres sori na lool te usine ya fa nekk usine yooyu bañ ko fa defee yàgg na bi ci mujj ñu ngi ko commencé liggéey booru 2000 booru 98 2000 daanaka la liggéey bi donc et que ci xayma gi nga ñu defoon waroon nañu yokkaat usines yi depuis 2004 même la yeneen usines yu bees yi waroon ñëw mooy Kër Momar Sarr 3 mais ci gis-gisu gouvernement bi moo taxoon mu tënk ay programme d'urgence mooy ay projet yoo xam ni dina gaaw a indi ndox te yooyu ci ay forage nga ko mën a amee moo taxoon ñu def forage yu bari loolu moo taxoon d'ailleurs quartier yi nga xam ni gañ daan ñàkk ndox fii ci Dakaaru ay Ouest Foire Nord Foire ay Mixta yenn ci Parcelles Assainies daanaka seen jafe-jafe ndox wàññeeku woon bu baax a baax yooyu tamit ñu ngi koy continuer saa su ne mais buñ ne nit ñi il faut que et puis yooyu ay programme nëgandiku la ay programme d'urgence te ndoxu forage tamit du ndox yoo xam ni
c'est viable mooy que ni wute naax eau de surface mooy ndox bi ñuy jëlee si dex gi fële si lac de Guiers ndaxte forage ren mën nga ndox mi mën na wàññeeku surtout avec les changements climatiques ak quasiment effet climatique yi ngay dégg yëpp ci àdduna bi yooyu sax moo tax ci àdduna bi benn nit ci ñett ci àdduna bi amul ndox. léegi yaa ngi wax ne fi mu toll nii jafe-jafe am na yaa ngi wax sax ne li ko waral bokk na ci intempérie maanaam ay ngelaw yeeg ay taw yooyu loolu lan la mën a demee ban impact la mën a am ci ndox mi ban manqué. non intempérie du ngelaw rek ak ndox ak du ngelaw rek ak eau. ak taw intempérie ak taw. lan la exactement intempérie ay aléa la quasiment mën nañu wax xam nga nee na usines yi mu ngi Kër Momar usines yi ñaari usines yi ay courant moo koy doxal yi diesel oil et cetera si yoon bi entre Kër Momar ak Ngaye Mékhé am na ay forage duñ fay fortaatu Ngaye Mékhé am nañ fa benn booster benn surpresseur bu mag a mag mooy bu ma ndox mi yóbbu ko ba ci réservoiru Thiès yi Thiès tamit ñuy jëlaat fa yeneen forage ndox mi ñëw en gravitaire di wal ñëw ba Sébikotane ñu amaat fa beneen booster beneen surpresseur boo xam ni courant koy doxalax yépp mu indiwaat ko ba Dakar donc intempérie mën na nekk lu bari intempérie tamit si aléa yi mën na am tamit d'autres usagers yeneen ñi nga xam ni ñoom nga ñu jëfandikoo ndox mi lu ute ak ndox bi nga xam ni moom la nit ñi di sangool di naan mais li amul solo mooy loolu lépp weesu nañ ko te tey réseau bi alimentation bi mu ngi ñëw nank et que jot si ndox dana taxawaat de ñëw na tey waaye dana xëy mu taxawaat incha allah Gabacar suñu soxla gu dex bëccëg mooy ñu fexe ba sénégalais yi di am ndox saa su ne wante it gouvernement bi bu fi fekkoon benn ci buteelu ndox teg na ci bëtam genn wàllu buteelu nee naa la programme d'urgence foo ko dégg rek mooy tardement am na te tardement boobu ci investissement yi la moo tax gouvernement bi tënk ci ndigalu président bu ñuy wax benn gëstu bu yaatu ñu wax ko un schéma directeur instrument de pilotage la et de planification moo léegi may gis ay at yu bari ci kanam ci boobu schéma directeur ki la ñu génnee projet bu mag gu mel ni ñetteelu usine pour ñu tabax ñetteelu usine fële ci Kër Momar usine boobu léegi chaque fois fu ne li ngeen di wax mooy tant que usine boobu noppeegul tàmbali di dox jafe-jafe day am ci wàllu ndox mi usine boobu léegi kañ lay tàmbali di dox. usine boobu liggéey bi macha alhamdulilah sori na lool te rëy na rëyaay boo xam ni moo ëpp ñaari usines yi nga xam ni ñoo fa nekk premier pàcc bi comme ni ko ministre bi waxee. fii ak fin d'année début 2021 incha allah premier pàcc bi dinañu pare liggéey bi gisoon ngeen conduite yu mag a mag yi nga xam ni yéen a ko doon gis ci kali bi mu nekk conduite yu rëy a rëy macha allah 1,50 m de diamètre nit mën na dox ci biiram gulet ci Afrique sax ñuy indi conduite yu toll noonu yooyu yëpp posé nañ ko presque 250 kilomètres la Kër Momar ba Dakaru usine bi nag moo des mooy usine bu mag a mag bi ñuy tabax Kër Momar di gis ngeen ko ci télévision bi fan yële passé mu nekk liggéey bu complexe bu rëy rëy et daanaka ci téeméer boo jël pare nañu 70% yi ou même voire même 75% et am nañu yaakaar ni fii ak fin d'année liggéey bi dina antu ba nga xam ne dinañu mën a commencer les test def essais généraux yi mën ko éprouver pour que ndox mi askan wi mën si xam nañ ni tamit ñi yëngu ci wàllu maraîchage di mbayum ndër mi te nekk ci zone des Niayes rawatina ñoom li ñuy muucu ci ndox mi di ko roose seeni tool bari na lool te
te ñoom ndox mi ñuy jël nit ñi mënoon nañ koo jëfandikoo di ko naan ak toggee ak sangoo lu tax ñoom mun leen branché ci yeneen réseau yoo xam ne lu ci mel ni ay forage yoo xam ne utiliser tu leen ay forage yi mën nañ jël misaal yi nekkoon caaro yi nga xam ne ndox ma xëy na naan ko léegi baaxatul lu tax ñi yëngu ci wàllu maraîchage mun leen connecté ci forage yooyu ak ndox yooyu nga xam ni baax na ci tool mën na su koo naan. waaw jërëjëf El Hadj Babacar je pense que maraîchers yi ngay wax ku ñuy partenaire lañu depuis ay at amoon nañu ay forage yoo xam ne mu ngi newoon fii si caaro yi forage yooyu sa njëlbeen sax moo ma doon jox nit ñi ñu naan wante dafa am pollution wu nappe bi moo si indi woon un peu de nitrate et autres ñu réhabilité ko si ndimbalu waa UEMOA ak gouvernement wu Sénégal def si xaalis bu takku yi ñu def fa ay réservoir yu mag et cetera ñu amaatoon it yeneen forage yu nekk fële sa bët Sénégal mooy côté Berkelaan côté Golam et autres donc lépp ëpp na fukki forage ak juróom-benn yoo xam ne am nañ ko te ndox moomu doy na pour maraîchers yi gouvernement bi dugal si lu toll si fukki milliards si suñu xaalis pour rek jagleel ko ñi nga xam ni ñooy def bayu dër bi ñu si bari ma leen nuyu di leen gërëm di rafetlu suñu partenariat yi ak ñoom di si profito di ziar président Massey Diong ñoom ñu ngi si nangu nañu pour ñu dugal leen si réseau Berkelaan boobu ñu ngi si réseau boobu moo leen ni may ndox ñu ngi continuer di waxtaan ak ñeneen ñi tamit te it am na ay jéego yoo xam ne yu bari def nañ ko pour tamit ñooñu ñu dem foofu wante c'est vrai ñooñu ndox bi ñuy consommer ci kër yi moom la ñuy consommer guléet sax Sénégal bokk na ci pays rares yi nga xam ni maraîchers yi ndox bi ñu traité ndox bi ñu naan ci kër yi nga ñuy naan mais loolu volonté gouvernement bi la it pour que ñi nekk fii ci ñaay bi mën a am koom ndax ñooñu tamit ñuy gundal buñ ko fàtte mais puisque ay partenaires nga ñu basculé nañ leen ci beneen réseau agricole foo xam ni tamit am na assez d'eau et partenariat bi dinañ ko gën a poursuivre pour que it ku ci nekk mën ci gis sa bopp yi. leneen projet usine dessalement bi ngeen waxoon fii ci Mamel maanaam usine boo xamante ne ndoxu géej gi lay jël liggéey ko ba dootu safati xorom wax ngeen ko tey jii nii fu ngeen ci toll ak kañ lay taxaw. waaw usine dessalement bi comme ñetteelu usine Kër Momar Sarr bi la rek comme yeneen projet sax yoo xam ni am nañ ko yoo xam ni yëpp schéma di directeur bi ko génne mooy gëstu bu yaatu boobu gouvernement bi defoon am na ci Kër Momar Sarr am na système de dessalement bi gouvernement japonais moo ñu ko financé pour que ñu tabax usine ci géej gi ministre bi wax na ko démb ci télé bi liggéey bi am na décalage de 1 an parce que demoon nañu ba cappaandawu appel d'offre bi ndaxte it lépp loo xam ne dañ koy def ci acquisition ak alalu réew mi war nañ ko def ci transparence mooy appel d'offre ñu amoon un dépassement de budget on a été obligé ñu reprendre appel d'offre bi pour la partie usine mais dessalement bi ñetti pàcc la ba ci ñeenti. mais lan moo waral décalage boobu ñu pousse mbir yi lan moo ko waral décalage boobu. dañu amoon dépassement entre njëg gi nga xam ni moom la ñu xalaatoon ak tamit aussi njëg gi nga xam ni moom nga ñu gis et que finalement benn entreprise dong moom moo qualifié woon donc pour que gën a yaatal compétition bi ñu gën ko ubbi mais loolu am nañ ci ay alternatives parce que dessalement bi usine bi la mais it gañ ci boole soppi lu mat junni ci conduite réseau de distribution bi nekk fii ci Dakaru umpalewu leen ni Dakaru dëkku kolon la te réseau yi tuyaux yi nekk ci dëkk bi ci jamono kolon yi la woon jamono maam yi la woon donc xomaat nañu xomaat boo xam ni wante it ndox bañ fay ñàkk bari na lool ndaxte natt nañ ko ci téeméer boo jël ñaar fukki yi ak juróom ñett yi ci gañ koy ñàkk ci ndox mooy lu ñuy naan volume d'eau non facturé mu ngi ci 28% alors que norme bi ñaar fukk la donc moo tax liggéey boobu tamit def nañ appel d'offre bi et que liñ ci économiser ci ndox
bu ñu soppee réseau boobu yëpp daanaka dina toll ci 50,000 mètres cubes mooy mooy 50 millions. juróom fukki junni. voilà juróom fukki junni ci barigo ndox loolu tamit toll na comme usine bi. mais gannaaw waxtu wi jeex na waxi taax lañ fi wax boobu ak léegi waaye kaw gi itam mar lañ yaa ngi dégg Touba sànq yaa ngi koy junj Touba sax mëneetu ko boole ci kaw ndax dëkku jamono la te ba léegi mi ngi ci hydraulique rural loolu beneen débat la waaye kaw gi ci boppam ñi nga xam ne ñu ci forage dañu sukkandiku pour mën a naan démb gis ngeen waa Koumpentoum yay doxum ñaxtu taaliba na ca taliba ndax rek manquem ndox lu tax ba léegi ñu toll ci am hydraulique rural hydraulique urbaine lu tax mënut a doon benn réseau ñu doon benn système combiné ko est-ce que loolu du mënul doon saafara. waaw gollu kilifa yi ñu ngi ci liggéey nañ ci sax ndaxte xam nga mbirum ndox dëkku kaw yi dëkku taax yi SONES ak SEN'EAU ñoo ko yore ñeneen ñi OFOR wante ci yeneen dëkk yi am na ci yoo xam ni bu ñu tolloo ci 6,000 habitants rek daanaka am na ci ñoo xam ne dinañ leen basculer ci suñu réseau comme Ngexoox xa ngi fi Ñomre et cetera wante ci dëkku kaw gi am na réforme bu rëy boo xam ne gouvernement bi defoon na ko pour mën ko professionnaliser loolu mooy objectifu gouvernement bi président de la république ministre bi wax na ko démb génne na alal ju takku pour que ñu mën a mettre à niveau l'ensemble du réseau en zone rurale loolu moom nga ñu dénk yeneen délégataire de service public yi mooy Flexor mooy Aquatech ñeneen ak ñeneen ñi ñooñu comme SEN'EAU lañu comme SDE lañu pour que ñu mën a gérer réseau yooyu dans ces localités ñooñu tamit ay professionnels lañu et incha allah dinañu dem ba ñooñu tamit dinañu mel comme Dakaru comme waa Saint-Louis comme waa Thiès et cetera ndaxte buy lu mu rëy ci pepp la jógee. jërëjëf Charles Faye. Merci beaucoup Charles Fall directeur général SONES ñu lay gërëm mbokk yi ñu topp ci suba ak léegi gërëm El Hadj Ndiogou Diène